jërëjëf mbokk yi ñu dellusiwaat ak yéen ci programme rajo Sunu Afrique ñu ngi am ci ligne bi suñu grand Taxe ma bàyyi la nga nuyu ko auditeurs yi ñu dugg xos ci waxtaan bi. waaw bisimilah asalaamaaleykum alaaji maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu mbokk auditeurs yi ñuy déglu yëpp di jaare kenn ku ci nekk nga toog li ñuy déglu yàlla defal ñu jàmm incha allah bisimilah. bisimilah li may njëkk a laaj tey mooy fi nga xam ne nii Tuufaal génn fa léegi wax ko ci jëmale ko ci nit doon wax ci ñenn ñi nga xam ne des fois ñu wax jëmale ci nit c'est xamuñu léegi bu nit ki defee bu defee leneen loolu nit ne heureusement dafa am ñoo xam ne nii dañuy gaaw a juger quoi lan ngay wax ci loolu. waaw question bu yomb la question bu difficile la mais question bu yomb la pour man gis nga laaj soo nit ku nekk da nga war a xam lan mooy sa responsabilité xam nga li ma mënul a nangu mooy nit ki ñëw di def li mu def ba pare def ay jugement wala mu def am ay position wala mu ŋàññi nit wala mu xas nit wala mu toog ba mu yàgg kooku wan ko beneen facette mu ñëw ni man de damaa juumoon xam nga àddina suñu borom daf ñu defaral yoon wu nga xam ni su fekkente ni tegu nañ ci muy siraatal mustaqim rek yu bëree bëri mën nga cee mucc ci àddina bi wax ci nit te sa yoon newul ci moom bokkul tegu ci siraatal mustaqim wax lu dul dëgg foo xas nit gis nga dañuy reprocher lu bëree bëri ay nit wala ay organisation wala ab njiit wala et cetera alors que boo xoolee sa bopp rek ba pare am na lu bëree bëree lu nga xam ne doo ci dem doo ci wax doo ci xool doo ci def leneen loolu mooy dëgg gi léegi nag ñun dañoo tàmm dans notre communauté dans notre société surtout sénégalaise di joxoñ baaraam te bañ a joxoñ suñu bopp buñ tàmbalee commencé di joxoñ suñu bopp rek joxoñ keneen dinañu jafe lool wax dëgg yàlla loolu mooy wax ji man nag samay wax du neex wax dëgg yàlla mais nit ñi ñoo war a bàyyi bu tey nga xonk bu subaa nga jaune bu ginnaaw subaa nga vert bu ginnaaw subaa nga bleu et cetera ça loolu bokkul ci mandu benn bokkul ci gëm yàlla bokkul ci tegu siraatal mustaqim yoon bu jub xocc la amul dëng amul jàdd amul leneen loolu nag mu ngi tàmbalee ci yow ni ngay mel ni nga mel ni nga war a def ni nga war a doon li nga war a wax fi nga war a jëm loolu mooy siraatal mustaqim te bis bu nekk ñu jàng ko bu ñuy julli yàlla mi ñu ci teg suñu borom waaw kay jërëjëf bien dit voilà donc ñoo ko déggandoo ñu bàyyi ci xel tey nag dañuy invité ki nga xam ne ni c'est le professeur instituteur jàngalekat ñu war ko laaj ci situation bi nga xam ne nii lu doy waar la ñu koy dund ci Sénégal jamono yi dégg nañ ne xale yi nga xam ne nii ay at ci ginnaaw ñu ngi doon fexe noo xam ne nii danañ mun a maanaam les enfants de la rue lañ leen di tuddee danañ gën a wàññeeku waaye gis nañ ne loolu yokkaat na gis nañ insécurité bi nga xam ne nii am na ku nekk ci xale yi c'est Sénégal jeunesse bi ñoo ëpp le moins de 30 ans ñoo ëpp jëm suuf bu ñu ñëwee ci scandale bu mujj bi muy affaire u Miss Sénégal bi ak coow li nu mu demee damay may rek ma tegal auditeurs yi li nga xam ne nii ki waral coow li wax na ko ñu ñëwaat ak yow incha allah. ma commencé écarté ndax man avant maa nekk en état jël naa couronne bi gagné naa Miss bi ba mu am ay 5 mois yooyu ma topp leen di leen laaj liñ ma war a jox et tout benn jour si lañ ma woo benn activité fii ma ñëw Dakar Diamniadio benn
benn activité bu ñu doon def foofu ak Macky Sall je ne sais même plus ban kii la woon léegi bi ñu jógee ci activité boobu ci lañ dem Radisson bu Diamniadio ñu reer def lépp ak xaritam yi fa nekkoon ñetti ay xaritam lañ daal ci cérémonie boobu la ñu ñëwoon aussi ay xaritu Amina lañ bi ñu reeree toogandoog ñooñu reer ba pare ñu war a dem tëddi ñu yéeg war a dugg suñu chambre tëdd mu ne non nañ leen dem ci suite ñooñu. voilà nañ leen dem ci suite ñooñu foog naa ne ñu bëri du ñàkk liir nañ li nga xam ne nii mooy situation bi mais nañ déglu Amina. ci oto alors Miss bi muy bokk bi nga xamante ne ni final bi dëgmal na dañu signé ay contrat parce que ñun Miss yi dañu am contrat ku ci nekk da ngay remplir lire ba mu doy la nga signé ci suuf lépp li nga xamante ni moo nekk ci contrat bi kenn bindul fenn oto contrat yaa ngi nii parce que dama indi sax les preuves à l'appui parce que dama indi sax des fois ay type de contrat ba nga xamante ne ni yéen ci boppam di ngeen ko mën a lire fii oto amu fi donc ñun mësuñu di kenn oto. voilà donc comme ni ma ko waxee rek il fallait rek ma ñëw ci Grand Tékhé situation bi nan nga ko jàngatee ak lan lañ ci mën a jàngatee et la faute à qui? Mais la faute à tout le monde, en commençant par les parents de la fille. La faute à tout le monde, en commençant par l'État du Sénégal. La faute à tout le monde, en commençant par notre propre société. Budi Persian, yéen ñi nekk foofu États-Unis wala ñu nekk à l'extérieur xam nañu lan mooy signification bi derrière. Tout le monde le sait. Bon, bu fekkee da nga nekk waajur am bon doom bu jigéen nga mën ko bàyyi mu dem di wane taaram d'abord dëppoowul ak suñu diine dëppoowul ak dara lu nga xam ni ci suñu tradition la bokk nga mën ko bàyyi mu dem defi loolu lu ko ca dal yow yaay premier responsable parce que ki fay dem en général gune la ñàkkul ku nga xam ni xam na àddina dëgg-dëgg loolu mooy la première chose il faut établir tout de suite ñëpp ñu nga xam ne dañu bàyyi seeni doom yu jigéen ñuy dem di wane seeni taar maanaam ki weer njaayam dafa bëgg mu jar bon léegi nag bu ñu jógee ci loolu dañuy dem ci responsabilité état du Sénégal parce que ñi nga xam ne dañoo nekk dans l'industrie culturelle façon bu nekk la ñuy def bu leen fàttali rapport yooyu nekk ci kaso bi loolu ñu def noonu ba ñu yóbbu leen du ñoom ñoo ko njëkk a def de te ña koy def biir Sénégal nekk milliardaire tey ña nga fa ña ko commencé woon ña wane yoon bi ña nga fa de te ay milliardaire lañu te kenn mosu leen a tudd il y a des li ñuy tuddee ay avatars dans toutes les industries yu nga xam ni rôle état bi moom mooy mu xool di réguler loolu naka la ñuy def ba mu bañ a indi ay loraange ci nit ñi nga xam ni moom lay gérer ay loraange ci état bi nga xam ni moom lay gérer ay loraange ci société bi nga xam ni moo am responsabilité aar leen ci domaine yëpp naka la un état responsable di observer lu nga xam ni c'est établi que proxénétisme la cagatu bu wér bu leer ñu bëgg ko légaliser cagatu nga ko jàppee mais cagatu bu leer la xam nga li la koy wan rek lii la Miss Sénégal organisé nañu ko gagné na prix nañu ko jox prix mu dem yoonam mais yaa dégg ndaw si ni dañuy am ay activité yooyu lan très simple su amee cérémonie ñu indi xale yu jigéen yu ndaw a ndaw yu bakkane exposé leen ci kanamu ay ñu nga xam ne dañoo jàpp ni ay kilifa lañu ay borom barke lañu ñu am alal lañu bu ñu defee li ñuy def ba pare ñu fexe ñu daje ci ab hôtel wala ñu daje ci ab néeg wala ci ñu daje ci ab suite ok loolu lan la tudd te loolu ça se fait au vu et au su de l'État du Sénégal waa léegi xale bu jigéen boobu dem foofu
ñu dugal ko ci biir benn suite bu nga xam ni nee nañu ay borom alal ñoo fa nekk moom innocente kele mu nekk ci téléphone am di fo parce que xamul lan moo tax mu ñëw fa mais lépp ña ko fa yóbbu xam nañ lu tax mu dem fa. Effectivement. Écoutez, donc man je pense que xale bu jigéen bi victime la ay waajuram ñoo ko tooñ parce que ñoom ñoo ko waroon a aar ba lu nu mel di ci teg tànkam comme dugal na ca tànkam nag li ko ca dal ba léegi loolu dafa war a servir de leçon à tous les autres parents. Il faut qu'on arrête de culpabiliser. Amina Badiane, elle est libre d'organiser ce qu'elle veut dans son domaine culturel. OK? Kenn mënu ko ko empêcher. Ku fa dem yow yaa fa yóbbu sa bopp. Maintenant, l'État du Sénégal doit s'assurer que les contrats ñi nga xam ni moom la ñuy moom comme li mu wax moom les contrats yi nga xam ni moom la ñuy présenté xale yu jigéen yu ndaw yooyu et en général ay xale yu jigéen yu ndaw la ñu quoi ay 17 18 ans la ñuy am. ah ñu fexe ba aar leen te niñ leen di aar yi mën na yomb gis nga nag nous avons une brigade de recherche et des mœurs au Sénégal ñoo xam ne ñu xarañ lañu. lu xew Sénégal ci ndëngate xam nañu ko. lu fa xew xam nañu ko. Alors si cette question-là n'a pas été traitée par la police, par cette brigade spéciale, je pense que c'est de la responsabilité de l'État du Sénégal et que même si ce scandale-là waroon na fexe le procureur de la République waroon na tout de suite woo ndaw si pour xam exactement tout ce processus-là maanaam ëffal bi ñuy ëffal xale yu ndaw yooyu ak ay milliardaires saoudiens de Dubaï et cetera donc saay yu bon yooyu. grand teel foofu sa loxo rek ma jël auditeur bi di wax ne mbokk yi mën ngeen woote ci 212 219 9695 bu dee am ngeen laaj boo leen bëgg laaj grand taxe mbokk mi bismillah. allo El Hadj. waaw. maa ngi lay ziare. dellu ziar. man la Serigne ma grand xëy na kan dama naa ko de. mu ngi lay dégg. mu ngi lay fay. à part loolu tamit maa ngi koy sant wax di yàlla ci honnêteté quoi ci kasa ñu ko la ay nit ci tontoo quoi. surtout keso bu njëkk bi wax di yàlla kontaan naa ci loolu wax di yàlla nekk ko jërëjëf waay. et puis keso bii nii ci xale bi tamit wax di yàlla ay parents ñoo ko tooñ quoi wax di yàlla moom pour man victime la daal comme ni mu ko waxee rek wax di yàlla daal damay rafetlu daal ay réponse ni mu répondre seen question daal damay ci kontaan loolu daal wax di yàlla. am na solo di ko gërëm quoi nuyu ma ko nag nekk bu yàlla sama numéro nag na ma yónnee benn message soxla naa ko trop nekk Serigne Kane la. Serigne Kane d'accord incha allah jërëjëf Serigne merci beaucoup waaw grand ñu jëlaat quelques auditeurs mbokk mi bismillah. asalaamaaleykum El Hadj. waaleykum salaam. maa ngi lay nuyu waaye di nuyu grand taxe ak ñiy déglu ñëpp. bismillah ñu grand taxe wax na comme li ma bëggoon a wax. waaw. mais bala ñuy wax jigéen ñooñu maanaam comme ni ko grand taxe waxee. naka lañ réew mu mel ne Sénégal ñu ne 95% yëpp ay muslim lañ. ñu am ñoo xam ne service boo xam ne bii lu muy def mooy ay nit yoo xam ne jaay seen bopp rek mooy ñu leen signal ay carnet. waaw loolu kay imaam yi ci la njëkk a war a taxaw. d'accord avant lii mais lii nii boo ko xoolee du dara ci par rapport ak loola am. d'accord te mu nekk sax dàkk nag. loolu moo war a jeex tàkk ci Sénégal dëgg-dëgg bureau boobu lañ war a njëkk a tas ñi koy signé ñëpp ñu tas leen ñëpp daal boobu lu waa daal lañ fa war a jëlee daal. d'accord merci beaucoup jërëjëf merci beaucoup ma xool kii ba xam allo oui. salaamaaleykum Alaaji Ndaw. waaw waaleykum salaam. kooku kan la maa ngi siyaare taalibu Cheikh lu bëre ana reer bi ba reer nga ba pare dem sëñ Bassirou dem wala ndekki wala gauche waaw gauche waaw bisimilah yaa ngi texe. waaw laajal grand texe rek. Miss Sénégal la wala Miss ñu ñàkk kilifa. dama yaakaar ne Miss xale yi ñàkk kilifa de waaye du Miss Sénégal de parce que Sénégal ñu ko doon tuur ko mais Miss ñu ñàkk kilifa bu ñu mën di ko wax mais Miss Sénégal la tuut ko. waaw d'accord. mooy Miss xale yi ñàkk kilifa rek loolu daal laa yaakaar ne moom la. d'accord jërëjëf merci beaucoup grand texe yaa ngi wax ne état bi am nañ ci part de responsabilité mais boo dégloo li sëñ Bassirou dem wax dafa mel ni da ciy teggi carrément responsabilité wu état wax ne que ne mbiru Miss ñàkk kilifa la. non en fait responsabilité état mënu ci génn parce que lépp lu nga xam ni d'abord contrat yi nga xam ni moom la industrie di utiliser état bi moo koy générer en fait
donc mënuñu def lu nga xam ni dafay nekk en dehors des règles yi nga xam ni moom moo nekk foofu pour def des organisations de cette nature lu dëgg lépp lu ñuy mënti organiser dañoo am ay visa yu outil maanaam ay autorisation ay yu bëree bëri yu nga xam ni c'est lié à l'administration dans notre pays c'est dëgg mais li ëpp solo mooy que dans un pays normal ni ñuy protéger xale yi daf ci bokk ay xale yu jigéen yu nga xam ni under age la ñuy nekk ñu ci gën a bëree bëri 16 17 18 ans gën gaa bëri 19 ñu leen di jagatee di leen yóbbu xam nga human trafficking bi ñuy wax mooy loolu en fait quoi human trafficking mooy nga jël ay nit yóbbu leen transborder yóbbu leen feneen pour def loo leen leneen te loolu xale bu nga xam ne bu ndaw la dañ ko jël yóbbu ko Maroc wala ñu jël ko yóbbu ko Dubaï mu am conférence bu fa am bu ñu paree tas borom milliard bu nekk dem ci sa chambre d'abord ñetti ponkal nekk ci ab benn suite ñu yóbbu leen fa ñetti xale yi njagamaar yu ndaw a ndaw après ñu naan lu tax nga manqué kilifa gi de respect. manqué de respect. grand balaa ngi ñëw rek mu mel ne amaat nañ sëñ Bassirou. waaw El Hadj waxal taalibe Cheikh man jubluwuma ci rek deru gouvernement li ma ci jublu mooy. xale yu rafet ci kër gi te am kilifa seen i kër ngeen bàyyi ñuy dem parce que am na xale yu gën a rafet ñoo ñuy tànn. waaye ku ci am kilifa sa kilifa du la bàyyi ngay présenté ji miis lii laa loolu rek laa mais sëñ Bass lan nga yaakaar ne kon ñoo tax ñoom ñu dem ci xanaa li tax ñu jox caga ji carte ñuy wër ku mën a jox ay nit carte kay da ko demal jaay sa bopp man ngay wax ni muy dem parce que alal lañ moo leen ci dugal voilà c'est bien dit parce que ku mel ni Coro Thiam bi nekkoon Sokone am na ñu bëri ñu siiw ci loolu mais nag bokk jamaal ba bi du benn d'accord leeral na boppam oui grand Aliou oui voilà daal taalibe Cheikh d'abord maa ngi koy siyaare man waxuma woon sax ci loolu li ma doon wax mooy que en fait li fi nit ñi commentaire wala ñu wax fi yëpp moom laa ubbee quoi moom laa ubbee j'ai situé les responsabilités de chacun ci kilifa yi ci ñi nga xam ne ñooy njiite réew mi ak ci ñi nga xam ne ñoom ñooy organiser lu mel noonu proxénétisme mooy nga organiser rencontre entre ay góor ak ay jigéen wala ay leneen pour ñuy def yëfu saay-saay loolu mooy proxénétisme l'organisation de Miss Sénégal dans son essence boo ko xoolee contenu bi du défilé ba ñuy défilé tànn kenn quoi c'est après il y a une légalisation de cette prostitution de ce proxénétisme là te état bi defu ci dara waxu ci dara d'accord te état bi moo am pour protéger doomu Sénégal yi doomu Sénégal yépp nag na ñi nga xam ne ñoo nekk ay tuuti tànk d'accord ji jël auditeur bi rapidement ñëwaat ak yow mbokk mi bismillah asalaamaaleykum wa rahmatulah doom ndey jaar naa la wala ziar bu baax a baax di la paix bismillah seen waxtaan dama ci am lu ma ci xalaat ate ñëwal dama mos a dégg ci benn góor gu baax ku yàlla baaxal ñu ko wax Cheikh Mouhidine Samba Diallo ca Sagne Bambara ku dugg ci YouTube da nga ko gis mu doon wax bon yi nekk Sénégal li ko fa indi Senghor kenn jiitu Senghor waaw la Cheikh Mouhidine Samba Diallo wax mu ne Senghor dafa am jamono yoo xam ne wali yàlla yi nekk Sénégal dañ ko merewoon di ko ñaan yàlla mu ragal ñaan yi mu laaj benn borom xam lu ciy fexe waaw moo fa indi carte caga yi mu ne ko wutal carte caga ji jox ko ay jigéen ñuy cagar di ci am xaalis bi leen a fayee ko ci parce que carte bi nga yóbbu ko seen xew diine bi ñu ko lekkee di ñaan di nangu astafurlah lii maa ko dégg Cheikh Mouhidine Samba Diallo auzubillahi te dama ko waxee mu moo tax kilifa bi bëri war nañ ne moo ci xalal li gouvernement bi ndax xaalis yi carte caga ji leen leen indi ñu lekk ko pour ci lii bu seen ñaan gi nangu Cheikh Mouhidine Samba Diallo moo loolu ku dugg ci dugg ko gis te loolu pexam Senghor la woon d'accord jërëjëf grand Texe mu mel ne mbokk mi li mu wax jëmale ko ci kër diine yi ak état su ku nekk xam ne foog naa ne yàgg nañ ko fi leeral ku ci nekk ak sa
genre en quelque sorte état dafa am loo xam ne nii mu ngi koy liggéey kër diine yi tamit am loo xam ne ñu ngi koy liggéey c'est kenn mënul dem bàyyi sa morom. man nag Senghor moom sama yoon newul ci moom ndax yal na yàlla seral yaa xam. amiin yaa rabbal aalamiin. li ma xam daal mooy amul maanaam lii xew ci sama kër Moussa Diakhaté. mooy xew ci këru diine yi amul leneen. c'est la même réalité Sénégal la. bu ñu nëbbante quoi. lii xew kër Samba Fall. mooy xew fépp ci biir Sénégal. fépp la mbir mi baax ay doom ñoo fa nekk ay doom yu góor ak yu jigéen. ña fa yàlla jubal na leen ña fa yàlla dëngal na leen. effectivement. qu'on arrête de pointer du doigt comme ça ay xoolal j'ai établi ça responsabilité famille yi parents yi responsabilité ñi nga xam ni ñoom ñooy état bi loolu bu ko nekk jouer rôle am xëy na ñu am société bu impeccable te loolu mënu la nekk yàlla bind lu ñu ab société bu impeccable bu am dara mais mun na tane quand même loolu mani yàlla defarul loolu au contraire yàlla def ñu defal société bu nga xam ni ay jolof ci talaf rek ay ñaawteef rek la ñu fi tegal ba pare nag ni jaamu leen ma mooy lii mu ngi fi lii mi ngi fi moytu leen lii jaar leen ci yoon bii d'accord léegi nag kër sëriñ ak kër njaago baat yi ku ci yar sa doom mu yaru ku ci yarul sa doom du yaru ku ci seetaan mu dem defi lu mu warul a def kër sëriñ ba kër njaago bi moo ci yam il faut qu'on arrête là jadi ñu jël beneen auditeur mbokk mi bismillah allo salaamaaleykum waaleykum salaam waa gaynde di leen ziar gaynde buy naan meew bismillah waaw jaajëf waay di remercier grand bi vraiment fi mu situé responsabilité bi rien à dire te aussi prouver que ni société bi dafa malade wax dëgg fa neex yàlla da nga gis na société bi dafa malade société sénégalaise bi dafa cancéreuse sax plus que malade mais par contre man de fi ma bëggoon ñoom mooy dañoo yàggoon dégg ni promotion canapé à tous les niveaux ay xale yu am seen master di wut liggéey mujj gi dañuy gedd ba dañuy dem chemin ci niveau yëpp loolu léegi dafa dem ba promotion hôtelière ak tamit voyage international mais bu ñu xoolee accusation yu grave yu muy indi parce que dañoo indi criminalisation du viol dafa mel ni viol tey la gën a takkar naa si gannaaw bañ ko criminaliser te affaire dafa dem boo déggee wax xale yu jigéen yi génn ñëpp di wax à visage découvert ñi ko dund donc ani loolu taxawaay bi parce que boo xoolee nee nañu déclenché nañu enquête mais procureur vraiment dafa absenté wu ci lii ani wax dëgg fa neex yàlla taxawaay bi ñu war a taxaw boo xamante ne bi société bi ñëpp dinañ ci gis seen bopp ñu éradiquer li wala boog ñu jéem a saafara li parce que boo xool dafa dem jusqu'à un niveau insoupçonné de l'État dëgg la état moo war a am taxawaayam mais en même temps état mu ngi ci biir parce que ndaw si bañ koy nommé Miss Sénégal Matar Ba nañ ko parrainé donc à cause. parce que Fatick la dëkk. waaw de delloo njukkal Matar Ba moo tax ñu jël candidat bi bàyyeekoo dëkkam. ok ñu jox ko ndaw si. ok. donc xam nga boo déggoon femmes yi wax yi génn vraiment da ngay yéemu ci yàlla donc ani naka ma koy laaj grand texe taxawaay bi ci am dëgg bu ñuy wax ci wàllu viol te loo xamante ni crime la. te xale yi ñu ngi leen di sànq ndax matériel bi yàqaale société bi ci loolu bu ñuy xool série télévision yeeg yooyu yëpp quoi donc ma yem foofu. merci beaucoup gaynde buy naan meew grand texe bismillah. waaw gaynde en fait summarise na pratiquement li nga xam ni moom mooy la réalité. bon li ma bëgg a wax rek mooy que procureur bi dina ci noppi parce que en fait bu ubbee une enquête. Remonter événement yi mën na établir clairement les pontes de l'État yi nga xam ne dañuy profité ci xale yu ndaw yooyu loolu c'est ça peut dafa leer quoi maanaam dafa leer léegi nag
bon li may bañ nous avons tellement banalisé le viol chez nous ba nga xam ni jigéen bu génn wax ni dañu ko sàkku ci lu dul coobareem bu ko waxee duñu ko gëm alors que lu metti la lu doy waar la lu jafe-jafe la li ma ci xam te xam ko mooy lii quoi mooy que waajur yi ci seen bopp nañu gën a bàyyi xel seen doomu jigéen ñi seet fan la ñuy teg seen tànk jàppale leen parce que dañoo nekk ci buntu àddina defe nañ ni bu asamaan si wàccee ñu yanu ko bon loolu benn la ñaareel bi ñi nga xam ni ñoom ñooy kilifa yi seen responsabilité mooy derrière ay organisation yu mel na ay Miss Sénégal wala ay yeneen i organisation mu doon cérémonie bi la rek ñu ñëw daal di présenter après ku nekk dem sa yoon xëy na mën na bañ a am dara wante la cay topp mooy les événements yi ñuy organiser à travers les frontières te organisation boobu noonu xale yu jigéen yu ndaw yooyu dañ leen di am lu ñu leen di defloo ku jël xale bu jigéen bu ndaw bu taaru yóbbu ko ci benn néeg bu nga xam ni góor gu ponkal moo fa nekk yore xaalisam yaa ko cagatuloo loolu la ñu war a régler voilà ñu jël ñaari auditeur ñëwaat ak yow mbokk mi bismillah waaw salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam borom jaasi ji waaw suñu rajo ñu ngi siyaar baax a baax dellu ziar bismillah di nuyu la grand di kontaan ci moom baax di rafetlu waxtaan bi am na solo trop vraiment bismillah ñu ngi lay nuyu waaw léegi loolu mu jox moom d'accord naa ci moom 100%. léegi damay laaj ndaw si dañ ko wiyole lañ wax ba mu biir ba am doom jaar ci amu ci léegi mu def déclaration bi léegi damay laaj bi mu defee déclaration bi mboolem mi ko jiitoo ñëpp kenn ku ne daal di wax ne nii ak nii kenn ku ne def explication oui est-ce que moom lu ñoom ñëpp ku fa dem ku ne foofu lañ lay jaarale loolu mooy sama question parce que gis naa it ne ñi nga xam ne ñoo jur seeni doom kenn ku ne yaa jur sa doom lan moo tax ñu leen di bàyyi ñu dem di def yaramu neen parce que daanaka ni ñuy defee mis bi parce que yaramu neen la bu bàyyi sa doom mu def yaramu neen noonu nag leneen lu ko ci dal lu ne doom ji yoonam niw ci yow moom yaa ko rek yow mi nga xam ne yaay jeeg bàyyi ji ndax bu am na foo doon jaar ak ñu moom doo ko bàyyi mu def loola ku ko ci bàyyi mu def nag lu ko ca dal suba ak jàmm lu mu ca mën bu ci amee fukk juróom-ñeent pour yow la dañ koy bàyyi xel bu baax d'accord jaar ñëpp merci beaucoup borom Diassi je pense que mooy li grand taxe wax ci wàllu responsabilité des parents foog naa ne fi ñu toll nii grand taxe loo yokk ci li borom Diassi wax borom Diassi ji kañ wax na li mu li nga xam ni moom mooy dëgg yi rek pense de toute façon moom macha allah yàlla may na ko daf fasaane ci li muy def waaw donc aw ma ci commentaire quoi. mais léegi ban solution lañ mun a am ci situation bi ci sa xalaat grand taxe la solution moom dina ma jafeñ ma koy exposé wala ma koy wax fii. voilà ma jël ki ba xam ñëwaat ak yow rapidement nga baal ma allo oui. salaamaaleykum. waaleykum salaam. grand na ngeen def. sant yàlla di nuyu grand taxe. bisimilah. dama bëggoon participer tuuti quoi. ata ñëwul da ngay poser question wala. non pas question. da ngay contribuer rapidement contribuer tuuti rek. maanaam li grand taxe wax moo am quoi mais problème mu Miss yi lu ndaw la ci problème mu Sénégal quoi. ñun suñu société moo garaaw quoi surtout li ñuy def jigéen ak xale dafa metti quoi. te li xew ci biir kër yi ak koñ yi moo gën a garaaw quoi. léegi internet moo am rek affaire yi chaque weer wala chaque 2 mois ñu am benn affaire bu siiw ñëpp focus ci loolu quoi. mais ñi màggee Sénégal presque du ma wax ñëpp quoi mais presque koñ boo dem rek di nga fa dégg ay histoire yu naw na avant internet di am quoi. gouvernement bi moo war a jël responsabilité ma mais commencé teg ay loi yu wóor ba pare topp ko quoi. d'accord. parce que nekkatuñu société boo xam ne dañuy toog naan ay gëm yàlla wala gëm parce que ku nekk sa gëm yàlla yaa ko moom quoi. effectivement mais loi yi dañ ko war a teg ci yoon ñi ñu war a protéger ñu protéger leen quoi. parce que yi xew ci biir kër yi moo gën a garaaw foofu lii dal Miss yi quoi. ci yàlla. d'accord dégg nañ la. merci beaucoup jërëjëf. merci ma jëlaat keneen allo. waa Elas. waaw. waaw man dafa am lu ma xaw a jaaxal koo xam ne kii yow màgg nga ba am 18 years soo xam-xam mi.
nga naan dañ maa violé te yow karuñu la ca àll ba defuñu ko foo xam ne kenn nekk fa yu demee noonu loolu lan lay mën a tudde viol dafa mel ne namu ci yewu ci ku la ci ba max nga jël. parce que am na yoo xam ne viol mun na nekk viol mun na nekk ku baax sëñ Giraan même ki nga xam ne nii sa soxna la sax am na noo xam ne boo ko defee moom ñu tuddee ko viol. waaw lan mooy viol dëgg la bëgg a xam lan mooy viol. d'accord jërëjëf. mais question bu fondamentale le poser. mais bien sûr effectivement. question bu fondamentale le poser parce que. Consentement. dafa am consentement dafa am signification quoi te consentement yow boo jógee par exemple ñu ni la da ngay dem ci suite borom kilifa gële nga waxtaanal ko bon tu consens d'y aller boo fa demee yow wóor na ni xam nga lan nga fay fekk parce que dañ la dem pour nga entretenir ko quoi pour nga waxtaan ak moom quoi pour nga léegi nag man cette notion de viol là moom la ñu war a xool bu baax a baax je pense que suñu société c'est une société malade mais gënul malade yeneen société yi quoi yeneen société li ñu rawee mooy en fait ñi nga xam ne ñoo yore doole nguur ñi ngi def effort pour poser benn épée de Damoclès ñi nga xam ne ñoom ñoo war a nekk les perpétrateurs ñi ngi koy waxee ñi def lu ni mel quoi les prédateurs ñi nga xam ne ñoom ñoo am mentalité boobu wala ñoom ñooy jéem a def loolu nguur gi am na ci responsabilité bu rëy nee naa la brigade des mœurs bu ñu defee seen liggéey am na ci kilifa yu nga xam ni bu fekkente ni loolu dafa nekk ci seen bopp ñu xam ni ils sont surveillés duñu dugg ci loolu quoi duñu ci dugg parce que ñooñu am nañu possibilité su fekkente ni jàpp nañ la main dans le sac ñu def la liñ la war a def du dëgg donc état bi moom moo war a taxaw ci lu nu mel mais surtout waajur yi mënuñu am société bu nga xam ne dañoo bëgg mu baax te kenn ku ci nekk assumer wu sa part de responsabilité dans ça je pense que discussion bi yëpp ça se résume à ça. Il faudrait que chacun de nous assume ses responsabilités après mu jeex. waaw mais man de je pense que ne li koy gën a indi mooy ñàkk gi quoi maintenant amoon nay jamono yoo xam ne nit ki par exemple di nga ñàkk ànd ak sa ngor mais ci jamono yi ñu toll nii bu ñu demee ba waxuma la ñu jigéen ñi ñooy jaay seen bopp dem nañ ba léegi xale yu góor yi ñooy jaay seen bopp donc alaaji di nga gis kër gu nga xam ni fukki ponkal ña nga fa yeewoo seen waajur yi mënuluñu seen bopp dara am na ci ñu bëree bëri dañuy toog ci kër gi rek lu fa am ñu jéem a defar seen bopp après jaar seen yoon am na fa toujours ku nga xam ni nekkin woowu bëgg na ci def dara en général da nga ci gis ku nga xam benn famille bu nga xam ni ka fay indi ceeb ak dëwlin xamuñu lan lay def pour indi ko quoi lay dëgg la xamuñu ko te mi ngi góor def kamtulaay kettanam pour seen waa kër mën a kii léegi nag loolu du raison pauvreté ci biir Sénégal yàgg na fa mais famille yi amoon nañu au moins benn standard bu nga xam ni daawuñu ko traversé bon léegi nag free fall la ñu nekk quoi bu ñu nekkee ci free fall nag li ci ëpp solo kenn ku nekk na aar njabootam bu ku nekk aaree njabootam réew mi aaru mu tane am na auditeur bu nekk ci ligne bi mbokk mi bisimilah. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. le grand. ñu ngi lay ziar bu baax depuis Canada. merci. waaw dégguma ko bu baax. waaw monsieur Gaye nga yëkkati sa baat ci sa kàddu ci kaw président baal ñu. waaw yéen a ngi may dégg léegi. waaw ñu ngi lay dégg maa Gaye Gaye. bisimilah. très bien Gaye moom xam nga benn affaire dafa am. dafa am aussi lu ma ci remarqué lu important mooy que ni kilifteef
dafa bañoon bon ndey ji def pression dégg nga bon xale bi ñu dem soo seetee léegi bon baay bi bon am na faiblesse parce que soo xalaatee leen sa njaboot dégg nga waroon nangu dégg nga ñu woñ sa loxo léegi ñu ngoogu dum nañ ko doom bi mu xamul ci benn condition dégg nga te loolu yëpp faiblesse am daf cee feeñ bon ndey xale bi tamit dégg nga ñàkk kilifa mook doomam yi ñu ne leen loolu tamit ñoom it dégg nga loo xam ni dem nañ ba xëy na lii jubluwu ñu ko ci woon te encore benn affaire dafa am nit ñu bëri aussi Sénégal dégg nga bëgg ay bon lu yomb dafa leen di xiir ci dégg nga ñuy def ay jël ay risques yoo xam ni parce que mën ngay yore sa doom dégg nga mu nekk yow depuis kindergarten nag ñëpp ngay fay ci moom di ko fayal primaire nag yooyu yëpp muy jàng ba dem ba am baga ba toll ci côté yooyu nga bëgg naan dégg nga na def ay miss pour mën a am scholarship dégg nga ñu mën ko lijjantil ay visa ak ay bourse mu dem à l'étranger mais dafa yomb aussi dafa am yoo xam ni du gis nga nit ki soo doyloowul yàlla dégg nga dafoo parce que gis nga leen dafa am yàlla moom soo ko wutul rek comme kilifa mu sàkkal la leen kilifa dëgg la dégg nga loolu yëpp dafa ci feeñ boole ko état bi man gis nga man ñii dama yàgg suivre seen yëf parce que dafa am ay moment yoo xam ne presque xawoon naa laalante ñoom dégg nga depuis temps Ambroise mais je vous jure que ni te laa dëkk a xam ne lii dafa doon loo xam ne état daf cee yàgg gëmm mais avant ay màkkeeg yooyu mais dafa yàgg doon musiba si parce que dama daan gis ay xale yu jigéen yu bëri yoo xam ne mooy biñ fi jógee jël fi affaire riirum mannequinat boobu mais da nga daan ñoo xam ne nii ñi ngi leen di vivre loo ci beneen nuage dégg nga ñu nekk di toilette di liib dégg nga taw dem fa ñëw ba digg ba tëg man boobu publicité laa soxla woon pour sama business au Sénégal mais dañ naan la lan nga bëgg añ mu ne naam doge dégg nga dëkk ñu leen di gëmloo ñu mel ni ñu dëkk ci beneen xeetu pour le Sénégal voilà c'est ça dégg nga toilette ak yooyu la ñu nekk dégg nga xalaat la ne jéemu ñoo def liggéey jéemu ñoo def leen jéemu ñoo kii leen yooyu nag dafa doon loo xam ne il faisait la prostitution presque organisée mais de façon déguisée te état daf cee gëmmoon te gis nga fi mu nekk ñu ngi ciy tudd ay ministre ak yooyu procureur boobu ba léegi da ngay xool silence coupable boobu ñu yore ak noonu ñu kii ndax le procureur il ne sang moom du autosaisir mukk moom daanaka lu dul de façon douteuse la koy def ci kenn xamul te lii yëpp dafa doon loo xam ni ça pourrit la société sénégalaise effectivement problème bu sérieux la nag boo xam ne war nañ ko woon a jënte depuis bu yàgg mais dañoo gëmm di ko xool responsabilité yi nag dafa sori te loolu nag dafa doon mooy li ñuy wax fashion show dégg nga ak jet setters night xam nga dafa am nu ñu ko tuddee sax Sénégal te dañ leen même ci télé yeeg yooyu dañ ci bëri ay film ciy def ay genre publicité yu sew sewaan yoo dégg nga ay jet setters gi dégg nga depuis gis nga ci wu di que ni depuis ba ñuy wax ay Oscar des vacances ak yooyu ak série yeeg yooyu yëpp dafa bokk ci lu bokk ci li yàq tissu social au Sénégal ñu koy gëm kilifa yi war cee wax mais gis nañ fi dégg nga ay miss jongoma ay kilifa yi diine ñëw taxaw dégg nga bokk ci commission arbitrage yi à la télé nationale d'accord mon grand dégg nga merci beaucoup salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah barakatu ñu jël keneen ba xam allo salaamaaleykum waaleykum salaam waaw El Hadj ñu ngi ziare waay dalu ziar bu baax ziare grand terrain bisimilah mu ngi lay dégg maa ngi contribué di wax comme loolu mu wax noonu autorité état bi duñ ci dem de parce que duñ ci sori parce que benn femme bi tudd Oumy nee na ku bokk ci état yi moo ko ëmbal ba ñam bee Oumy la xaw ma seen ñi ci ñetti xale yi mu jëg génn ci yàlla ñi tànn ni Sénégal xam nga yu mel noonu comme loolu mu wax loolu te xaw a noonu bu ñëwee ba ci biir am na yoo xam ne procureur du ci dugg waaw ma ngi noonu ay affaire yoo xam ne gars yi dañ ci dugg di ci weer seen bopp c'est que rek le problème bi mooy man li ma ci jaaxal mooy la plupart ñi ñuy jëlee ci région yi la ñuy jóge suñu mbokk yi Kaolack wala Kolda wala Fatick wala Koungheul comprendre bu ñëwee na ne ñooñu yor affaire bi dañuy dox seen maay parce que xale boo xam ne yow xamuñu quoi ko xam ne yow xamoo dara ñu dugal a ci avion yóbbu la Dubaï wala laa ñooñu comme ñooñu wax naar yooyu nga xam ne saay-saay la
ñooñu ñenn rek ñoo mën dara ci moom muy américain donc waaw jugee di exploiter suñu njaboot yi quoi affaire bi daal war nañ ko changer Sénégal quoi mu jeex fa carrément. merci beaucoup jërëjëf papa doxul daal ci. merci. oui naqari na ma quoi. waaw xam naa ne naqari na ñëpp naqari na ñëpp. parce que ñooñu ko organisé noonu ay dóorkat lañ quoi seen wax ni ñuy dikkee ñoom seen bopp lañ au lieu que sax ñu soutenir xale bi. waaw mais tamit li grand Tefe wax rek c'est-à-dire ñoom seen liggéey la ñuy def mais parents yi am nañ ci part de responsabilité bu rëy rawatina yaay ji quoi c'est ça la vérité maintenant voilà mu ngi noonu. mais dañ ko nëbb mënuñu ko nëbb moo tax ñu génn ko mais buñ sañoon du génn. d'accord jërëjëf merci beaucoup. merci beaucoup merci ñu jël keneen allo. allo El Hadj. waaw. 25. ñu ngi leen di ziar waat ak yéen. ñu ngi dellu ziar bisimilah. El Hadj yàlla ñu yàlla musal si ñàkk. amiin. waaw parce que boo gisee ma wax loolu man li may joojee man li ma jooj xale yu jigéen bi nga xamante ne am nga 21 ans am na ñoo xamante ne waajur yi mënuluñu leen dara. di nga nekk fii aux États-Unis sax nga am xale boo xam ne am na 21 ans muy def loo xamante ni yàlla àndu ci. fii kay 18 ans. kon donc lépp loo xamante ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam àndu ci. yow pourquoi nga si ànd ba dem ba summi say yére ba defee presque solo yére solo dara nga dem taxaw di défilé kooku xam nga am na mun na am parent boo xam dafa jullite mu bañ ci d'accord mu forcé dem te lu ko ci fekk moom la parce que moom moo jël responsabilité am summee ko dem def loolu parce que parents yi am ñu bëri duñu ànd ci loolu moo tax sànq rek yàlla ñu yàlla musal ci ñàkk parce que ñàkk mooy def loolu bëree ñàkk baaxul waaw incha allah musal hélas boo ñàkkee rek lu bëri da nga koy def kaa da ngay xool par exemple ministre bi nga xam dafa biiral xale bu ndaw te fu mu nekk ni bu fekkee ni procureur bi daf cee dugg rek automatiquement ponkal yi ba dañuy daanu d'accord dégg nga Sénégalais moo nekk koo xamante ni mu ngi nekk ci jumaa ji buy pare ci kurus ki rek joxe na rendez-vous sali parce que mu ngi xaalis bu dul jeex ci yàlla d'accord dégg nga El Hadj kooku moom yàlla xamal lan man yàlla laay wax parce que man yàlla rek laa gëm gëmuma leneen alhamdulilah mais lépp loo xamante ni yonente bi ànd ci yow pourquoi nga nekk jullit ci pays jullit nga dem nga summee ko yaramu neen ba dara fekk la ci kon donc bu la ci dara fekkee yow yaa gëmul li nga gëm moo tax loolu fekk la ci tiens dit jërëjëf Thomas merci beaucoup waaw ñu ngi lay ziar bu baax jërëjëf merci beaucoup ñu jëlal keneen allo voilà il est parti ñu jël keneen allo waaw bisimilah mbokk mi. waaw salaamaaleykum. waaleykum salaam ku baax. waaw sëñ Alaaji. waaw sëñ bi ziar naa la. waaye kasaalika maa ngi lay nuyu waaye di la ziar di ziar sëñ Texe. bisimilah. waaw maanaam mbir mi daal moom vraiment ñëpp wax nañ ci waaye xam nga Sénégal. réewum laïcité la daal. man toujours damay dégg ñu naan 95% loolu 95% ak loo am réew mi bokkuñu. fekkonte ne sariya moo fa doon dox. waaw bu doon sariya. kon la 95% yi di am njëriñ. ok. léegi gis nga fi mu toll yii ñuy wax naan waree su ko faa def ak yëpp warees na ko faa def parce que gisuñu loi bu tee ñu def ko fa. beneen bi ci topp mooy nit ñi dañoo ñàkk gis nga nit ku ñàkk. maanaam yàlla na yàlla musal ci ñàkk. yàlla musal ci ñàkk wala. nit ñi néew ñoo mën a ñàkk ba noppi garder seen ngor ak di def li ñu war a def. ñëpp ko mën de. waaw loolu daal léegi nag surtout jigéen ñi fi ndool nii li ñuy wax naan maanaam man waru ko woon a bàyyi doomam ak yooyu man affaire bi léegi laa doog di xam ne miss bi bu gàñee man damaa ne miss bi bu gàñee nangami million lay am te loolu ba bari naa ci morom daal. waaw defoon naa avantage yu bëree bëri moo ci nekk fekk na dara niw ci ba noppi nax yi ci ne yëpp kenn xam nun ñi kenn xamu ko ci woon mbaa ba ngoon xam ma ko woon. même ñi seen njaboot dugg bari na ci ñoo xam ne nii fi mu toll nii. bu dee réewu taax yi moom am na lu ci nekk xëy na xanaa fële la waaye fii moom miss yi dañuy am xaalis bu dul jeex. c'est normalement tamit Sénégal noonu la war a demee léegi nag comme lañ ko waxee. man loolu laa foogoon ne Sénégal noonu la demee waaye fi mu toll nii même li ma dégg yëpp miss yi wax ko ci fi mu toll nii buñ ko doon woote waat nii ñu duñ dem parce que xamuñu ko woon ñàkk xam gi bari na ci. gouvernement bi itam li tax man responsabilité am bëriwu ci maanaam laïcité la daal maanaam moom ak gouvernement moom daanaka maanaam diini ñoru ko daal moom li ko ñor mooy lu ko arrangé rek léegi nag d'accord ñoom diini ñoru leen man bala may bëgg a jaaxle rek
ñi wax naan gouvernement bi nit ñi nangam moom yooyu intéressé wu ko li ko intéressé noo amee xaalis ak noo amee ngóor. d'accord merci beaucoup. te gis nga coupe yi ñuy joxe ci àddina bi nii coupe boo gis ab tubaab di ko joxe wala ñu jëlee ko ci mbirum tubaab. ka koy gagné il faut que ñu defaloo ko lu bon mu doo koy gagné loolu moom xam naa ko man. jërëjëf man tubaab bi moom mënuñu maa ndax. jërëjëf ku baax. merci beaucoup jërëjëf. ñu jëlaat keneen allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw patron El Hadj. waaw ku baax. siyaar na la bu wér a wér a wér. fii la nuyu grand texe. bisimilah xanaa nga tukki woon. waaw non tukki wu ma gars yi numéro bi ma réeroon sama téléphone ci boppam ma réer waaye maa ngi doon déglu rajo bi chaque jour nag. thank you. waaw mais ça va ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax grand texe ñu ngi lay siyaar bu baax. ñu ngi lay delloo siyaar. waaw mais xam nga man dafa am benn affaire bu mu gis ci affaire u Miss bi. xam nga man du ma collé motif ki nga xam ne moom mooy parents yi. et pourquoi pas lu tax. parce que fépp ci monde bi. ñun duñu dëkk bu spécial. fépp ci monde bi am na Miss. chinois yi sax am na Miss. adduna bi ñëpp am na Miss. problème bi mooy. sunu ñi nga xam ne ñoom la ñu jiital. ñoom ñoo war a encadrer lépp lu foow bépp bu foowu sénégalais bi nga xam ne sénégalais da cee nekk bëgg cee am dara. ñoom ñoo la war a encadrer. c'est parce que bu fekkoon ne Miss bi nii fu mu toll nii dafay dem mu ngi dem si turu Sénégal demu si turu famem si turu Sénégal la dem. d'accord yor drapeau Sénégal. kon ki nga xam ne moo yor suñu drapeau. muy le président de la république ak gouvernement am. waa teel ñoom ñoo war a. baal ma rek nga téye ñu changeur bi dellusiwaat ak yow. mbokk yi ngeen taaxirlu rek grand terrain ñu taaxirlu ñu changeur bi ñëwaat ak yéen incha allah. dellusiwaat ci waxtaan bi ku baax ma bàyyi la nga yeggali. voilà mu ngi noonu waaw mais gis nga c'est que xam nga ñun sunu problème mooy. des fois dinañu ŋaññi benn affaire bi nga xam ne sax. pratiquement boo xoolee méttiwul benn façon métti bi sax parce que bu fekkee da nga ko bëgg a jël jox ko parent bi. mais loolu yëpp dafa parent bi la man mii wax ak yow. waaw sama doom bu bëggoon a dem ci yu mel noonu. waaw. mu wóoruma ne dafay représenté ñu Sénégal. man ñeme naa koo bàyyi mu dem. al tax waaye dem boobu muy dem dama koy teg ci condition wu. gouvernement Sénégal ak sénégalais ak drapeau Sénégal lay yóbbu waaye weeyam dong laa wax bu demee ci diggante bi gouvernement Sénégal dinañu am sérieux problème parce que gis nga ñun te man dama dégg ci femme bi mu wax benn affaire nee na moom yóbbu ci dara ma ne puso sax laa la wax ni buy dugg ci sa yaram di nga ko yëg. non nee na dañ ko est-ce que dañ ko drogué genre yooyu. bu fekkee ne nag drogué la nag mu gën a garaawati. c'est que bu fekkee ne drogue mu ngi ci ba mu tàggoog sagom mu gën a garaawati. c'est que xam nga ñun suñu problème mooy dara du leer ci biir Sénégal. te kii papaam ak yaayam duñ ko jur rek mais moomuñu ko de Sénégalais yi ñoo ko moom. c'est comme les Américains ci yoon noonu la war a demee quoi ci yoon da ngay wax ne ci yoon. noonu la war a demee. mais ñu doxewuñu noonu. kon lii fu mu toll nii naqar bi du naqaru moom dong de ak famem de naqaru sénégalais yi la. Sénégal yëpp koy waxtaanee fu nekk oui. ma ne kay naqaru Sénégal yëpp moo tax ñu koy waxtaanee fu nekk. ñu toll ci lii rek la ñuy wax réseaux sociaux on en parle partout. danoo bëgg mu leer nag te du leer mu ëmbalante yi bëri na biir Sénégal trop. non dina leer mais bii dafa ëpp xam nga ndax mu ëpp. dafa yóbbaale drapeau Sénégal. d'accord. Sénégal yëpp xam ne kii dañ ne moom mooy Missu Sénégal. 2020. bokkul ak kenn ki nga xam ne dafa jékki-jékki rek nekk ci koñ ba wala nekk ci benn affaire ba dara xeex ko ci. dégg nañ la on a compris. merci jërëjëf merci ma jël dañoo auditeur nag après ñëw grand texe allo. waaye Laas. waaw. bu fekkee dañ ko drogué boo jógee ba ànd sa sago. waaw ana dem na man mi am na lu sama yow loo xam ne yëg naa ko daal xaw ma lan la ma dem seeti ñi nga xam ne ñoom la seen xam-xam foofu ana yuuxu yu demee noonu.
ñaari yooyu daal bëgg naa mu leer daal. moom daal nee na daal dañ ko drogué yu demee noonu ba mu ànd ak sagom ba pare waroon naa mën a dem. seetlu yaramam ba xam lu xew qu'est-ce qu'il y a. D'accord. waaw jërëjëf Nguirane je pense que ne grand frère je pense que ne dégg nga li fi gars yi waxagum ñoom ñëpp comme li ki mu jëwate Nguirane wax je pense que ne situation oblige moo tax même bu dee dara daf da nga drogué wu exemple bi ma ci mën a jël rek mooy que ne bu dee par exemple dañ la war a def opération am na yoo xam ne dañ ko def ba nga pare doo ko yëg boo jógee nag après di nga yëg mais bokkul ba tey après tu te poses la question qu'est-ce qui se passe ndax ma yooxu wala bu ma yooxu ma wax ko wala bu ma ko waxul bon dem na ba benn moment finalement wax na ko li tax nag mu baax mu wax ko ci sama xalaat bu gàtt grand texe mooy am nañ ci jàngat xëy na amoon nañ ci jàngat avant mais léegi au moins comme on dit dañ koy duut baaram problème bi fu mu nekk di xool nag fu ñu nar a dem man je ne pense pas que ne tey 2022 buñ doon defaat mi Sénégal que ne du am man damay jàpp ne dina am maintenant ci yenn condition lay amee ak comme li sëñ Bassirou dem wax ña nga xam ne nii gisuñu ci situation ñooy bàyyi seen doom ñu dem ca donte ndaw si nee na que ne dañ leen di protéger hôtel bi ñu leen di yóbbu am na ay garde corps ak je ne sais pas machin mais jàpp ne quand même ministre de la femme et de la protection de l'enfance nee na quand même nañ ko topp jusqu'à la fin et heureusement ñu gis ko moom it mu ñëw addu ci yàbbi que justice soit faite looloo. def naa waxtaan bi frankulaay la bon mais duñu topp dara. li doon am mooy continuer non duñu topp dara li doon am mooy continuer di am li ma wax loo foofu laa taxaw waajur bu nekk na protéger njabootam bu ku nekk protéger sa njaboot yëpp protéger wu société bi protéger wu c'est aussi simple que cela. Nous sommes dans un état il y a des réalités nous sommes dans un monde il y a des réalités yooyu mënuñu ko jël quoi. léegi nag bon mën nañ ci nekk fii ba suba. kenn ku ci nekk am ci sa opinion. kenn ku ci nekk mën cee wax li nga ci bëgg a wax. di dëgg. Nothing will change. I promise. Nothing will change. ñi doon def li ñuy def dinañ ko continuer di def. C'est pas le premier scandale. du lii mooy scandale bu njëkk bi. You know am na ñu nga xam ne nekkatuñu fi léegi ñaata scandale moo fi am avec les Miss Jongoma Miss Sénégal et cetera. bii nag du mooy bu mujj bi. Il y en aura encore d'autres et d'autres et d'autres et d'autres. Notre société est construite comme cela. lii xew ci àddina bi loolu mooy xew Sénégal quoi mais lii xew ci àddina bi dafa am ñaari yëf yu nga xam ni peut-être moom la ñu moo waroon amaguñu ko ba léegi mooy état bu responsable bu nga xam ni dina veiller à ce que protection yi war ci yenn catégorie yi surtout les enfants wala les jeunes ñu defal leen ko les irresponsables yi nga xam ni dañoo accéder à un niveau boo xam ni am nañu alal am doole am power jàpp ni lu leen neex mën nañu ko def ñooñu tamit ñu jóg ci ñoom je pense que bu ñu ko commencé woon rek loolu xëy na mën na indi changement dans certaines choses mais jàpp ma ni loolu c'est demain la veille ce n'est pas demain la veille bu ñu naxante quoi ñu naxante li ci ëpp solo daal mooy que la première chaîne de veille première chaîne bi mooy la cellule familiale les parents ñoom lañu veillé dañu fexe rek ba seeni doom duñu dugg ci yu ñu mel et puis voilà pauvreté loolu ndogalu suñu borom la ku mu ko dogal ci yow nattu la yow yaay jéem a fexe mu teggil la ko ci anam yi nga xam ni moom moo alal ci yow quoi je pense qu'on peut aller à autre chose sinon moi je ñu ñëw rek tëjee ci Sénégal bien sûr toujours ci Barthélémy Diaz sortie bi nga xam ne def na ko doxanto bi fi mu mujjee gis nañ ko mais léegi dem na ba ne que dafa bëgg a nekk vision bi pour nekk président la bettul ñu bëri nan nga jàngatee situation Barthélémy Diaz c'est tey suma juumul tey jii xam naa ne dinañ ci ñëw gën ko waxtaane maanaam
Barthélémy wax na loolu mu ne vision bi pour nekk président. c'est ça l'idéal c'est ça. wax na ko non loolu la ñëpp jàpp. c'est pas juste que ne mairie bi la bëgg mais doon président la bëgg c'est li koy dëggal mooy je pense que ne yàgg na koo wax murmuré xëy na waxu ko carrément. waaw non c'est li tax ma posé question bi mooy dafa am lu ma leen fi waxoon ci benn émission ma ni leen boo leen gisee layamu Khalifa Sall gi mooy Barthélémy bu nekkee maire moom ambition présidentielle am daanaka tege na suuf. ok yàgg nga ko wax. voilà non moom ngay bu demee bu amee pour mun a nekk maire rek c'est fini là. déjà da koy pour une retraite. yes en fait maanaam ambition présidentielle laa bëgg a wax mënu ma wax retraite mais ambition présidentielle en fait bu fekkente ni ci te jàppuma ni même bu nekkee maire de Dakar. 2024 dina soutenir beneen candidat présidentiel bu dul Ousmane Sonko. voilà parce que bu leen ci kenn na politique dafa am ay calcul mais dafa am ay deal dafa am ay waxtaan dafa am ay accord diggante ñaar ñii ma lay wax ni Ousmane Sonko ak Barthélémy Diaz il y a un accord moral avant muy am un accord politique bul fàtte ni tout le rapprochement bi am ci biir Yewwi Askan Wi Barthélémy Diaz pour l'essentiel moo nekk instigateur pour l'essentiel je sais que le rapprochement de PUR ak Ousmane Sonko Khalifa Sall liggéey na ci mais Barthélémy Diaz avec évidemment les rapports les relations avec son papa et relation bi papa am ak en général li nit ñi xamul beaucoup de responsables ci biir Sénégal loolu mën naa wax ni Barthélémy Diaz aujourd'hui c'est un élément pivotal ci infrastructure politique au Sénégal. Maintenant Khalifa Sall comme ñeneen ñi peuvent jouer un rôle plus important. bu fekkente ni dégg nañu galañ parce que tamit nag politique foog nga dégg galañ. boo déggee galañ mën ngaa yaabate doo yàq fecc mi et donc loolu laa ciy wax quoi mais sur les événements yi moom noonu foog mu am noonu lay demee parce que nguur gi dafa mel na nga ŋànk dara rek ñu ne la par la force di nga ko yàbbi xoj la ñu la par la force di nga ko yàbbi da ngay gën a dëgëral say bañ quoi donc loolu mooy diggante bi man je ne m'aime pas outre mesure ci loolu Diouf Sarr génn kenn du ko def dara Barthélémy génn gaa yi song ko bon du lu rafet mais loolooy am de bu dee suñu réew yooyu ñu nekk loolu moo fay am léegi nag Barthélémy moo mën a xam lan lay def il faut que mu nekk stratège d'une certaine manière il faut que mu muus ci beneen bi il faut que mu bàyyi xel ni doole état xajul ci kenn donc loolu il faut que mu bàyyi ci xel quoi ñaar yooyu balance boobu noonu damay ñaan yàlla defal ko et puis bon on va voir parce que je pense que état bi ils ont très peur parce que xam nañu que bu dee Diouf Sarr rek la wax dëgg fa yàlla yëf yi dina métti lool ci moom bu ñu leen seetaanee ñoom ñaar rek sur le terrain Diouf Sarr yëf yi dina métti lool ci moom parce que nag lu mu bon expérience sur le terrain Barthélémy moo ko ëpp fuuf sax dëgg la et tey ñi ko seq dafa am bi ñu njëkkee fal Barthélémy Diaz maire de Dakar am na benn émission bu ma leen doon wax naan leen boo leen ko seetloo maire yi nekk biir Sénégal yépp ñu fal leen Barthélémy Diaz moo ci ëpp chance ndax baayam dañuy fàtte ni c'est un administrateur civil qui a fait un long séjour dans l'État et au cœur de l'État du Sénégal loolu li ma ko xamal mooy que il y a 15 ans peut-être de cela j'étais à Khalima encore interview boobu dinaa wax xale yi ñu génne ko ma interviewé Jean-Paul Diaz et balaa ma doon def interview bi j'ai fait toutes les recherches nécessaires yi ngay def balaa ngay dem ci interview boobu ci laa découvrir lu bëri ci Jean-Paul Diaz
et je pense que avant même may génn Jean-Paul Dias dafa nekkoon ko nga xam ni bien que ànduma woon ak moom li muy wax mais éditorial bu mu bind dans Sopi liir naa ko wala Takusaan éditorial bu mu mës a bind rek jàng naa ko c'est un homme fin te mooy bàyyi Barthélemy doom ja bàyyi ja donc mu ngi noonu donc man je pense que il a de la chance il peut avoir am na ay atu yu dul jeex peut-être que loolu su ma fouillé dans mes archives ba génnee l'interview bi ma defaloon ak Jean-Paul Dias di ngeen mën a découvrir exactement kan mooy Barthélemy Dias bien dit en tout cas jërëjëf Grand Tékhé ñu ngi lay bëggee bu baax a baax la semaine prochaine di leen sant di leen tàggu beneen wasalaam merci beaucoup voilà kooku mooy Grand Tékhé ci ni mu koy defee day man mbokk yi Dame Faye Bill del soit yéen rajo Sun Afrique daf ñu rek lu dul bëgg leen ci xol ba tey